demee ba sentir que ne nécessité la léegi pour que état dugal loxoom ci biir daara ci lañ taxawal projet bi. effectivement projet bi li ma mën a gàttal rek ci pàcc yi. benn bi mooy ñu ñoŋal lépp loo xamante ne mooy cadre bi mooy wàllum tabaxin. c'est-à-dire tabax ay daara daf ci bokk ayib. 64 daara moderne 32 daara publique ak 32 daara non publique mooy premier volet bi. beneen volet bi mooy approche qualité bi. maanaam tabax bi baax na donte tabax yi daara bu ñu ci tabax presque dañ ci def 150 millions ba 200 millions mais nag baax na aussi ñu tabax aussi ay programmes yoo xamante ne day adossé wu ci benn curriculum bu ñu naan curriculum harmonisé des daara. waaw mooy jàngale bi. waaw mooy jàngale bi. mais curriculum boobu aussi il faut que ñu ànd ci ay jàngalekat yi nga xamante ne ñoom ñooy dem ci. di tàggat xale yi ci biir daara moderne yooyu. il faut que ñoom aussi ñu tàggat leen ci discipline u njàngale. pédagogie psychopédagogie psychologie de l'enfant parce que acquisition connaissance maanaam ni ngay jàngalee xale bi aussi dañ koy jàng. donc loolu aussi jot nañ ci def te firnde bi mooy fi mu toll nii dañu tànnoon pour fanweeru daara ak ñaari. mooy ci juróom benn fukki daara ak ñeent yi mooy xaaj bi ay daara cosaan la ñuy moderniser ñooñu recruter nañ leen lu ëpp 300 jàngalekat ci wàllum sëriñ daara wàllum maître français ak maître arabe yoo xam formé nañ leen kon dañ fay ba delloo leen dañuy jàngale français ci daara moderne yooyu dinaa ñëw ci cursus bi su ma paree pàcc yi donc xalaat nañu aussi defar ay manuel yoo xam maanaam livre yi nga xamante ne moom mooy ànd ak programme yi nga xam ne ñun doon moom lañ tabax. léegi le niveau d'exécution du projet DER. waaw bon fi may mujjee mooy pérennisation financement au processus boobu. parce que tabax bi baax na aussi ñu defar lépp li nga xam ne dafa jëm ci li ñuy jàngale ci biir daara ji. mais aussi su fekkee loolu da nga ko defar jébbal ko borom daara bi. bàyyi ko di ko seetaan ëllëg ak si biir précarité ba mu nekkoon dina ca delluwaat loolu taxoon aussi ñu ne dañuy taxawal lu ñu naan ab waqf benn genre fondation islamique la dañuy tabax benn immeuble au standing ci biir Dakar joxe ko en location ressources ya fay jógee dañ koy delloo ci biir daara yi comme subvention pour wóor ne processus de modernisation bi day continuer maintenant par rapport ak réalisation ak niveau d'exécution bi muy wax 32 yi fu ngeen ci toll juróom benn fukki daara yeeg ñeent gisoon nañ ne fii ak at fanweer yeeg juróom benn yi incha allah réceptionné nañ leen am na ci yu bëri yoo xamante ne pare nañ ba ñu tëj leen depuis presque 1 an 36 ñoo pare fan ngeen ko am na fan projet bii day intervenir dans cette région mooy région de Fatick Kaolack Diourbel Matam Kolda muy 7 régions yi donc 36 daara yooyu pare nañ te yaakaar nañu fii ak fin d'année incha allah dinañ leen ubbi. financement bi ñaata la kan moo ko financé. waaw financement bi projet bi financement bi 10 milliards 32 millions la. 10 milliards cofinancement la 10 milliards 32 millions la. cofinancement la état Sénégal moom moo def 20% yi banque islamique de développement def 80% yi. donc li ma mën a tënk foofu daal mooy bañ ko tàmbalee ba tey xëy na jafe-jafe yi bëri woon nañ ci njëlbéen ba. parce que comme dañuy lu bees. te par rapport ak contexte bi nga xam ne moom laa décrire ci commencement ba may wax. maanaam réticence yi amoon. il a fallu que ñu def un travail de communication. ba pratiquement acteurs sous secteur daara yëpp adhéré ci projet bi. macha allah. donc ce qui fait que fi mu toll nii. li ñuy xaar mooy ñu ubbi daara yi. pour que programme yi nga xamante ne tabax nañ leen ñu mën leen a dérouler vraiment lépp loo xamante ne jafe-jafe la te ñu xam ko mu xew ci biir daara yi loolu vraiment ñu mën ko dépasser. Pape Djibril tu es le plus talibé d'entre nous. je pense que modernisation daara bu ñu ko waxee alors. sa gis-gis ci. en fait fii ñëpp ay talibé xam nga alxuraan moom. daf ñu intéressé ñun ñëpp. jàng alxuraan ak jàngale. xam nga réew éducation ak bu mu mën di nekk solo si foo ko takk weesu na ko. loolu moo tax suñu xeex mooy ñu fexe ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy ŋànk te gis nga bu ñu commencé sacraliser ñi nga xamante ni ñoo war a joxe xam-xam rek problème am na. muy kay jàngale ci école publique ci école classique yi école française si on veut comme noonu lañ koy woowee wala kiy jàngale ci daara gis nga statut yooyu yu ñu war di conforter la. parce que xale bi bu demee ba démystifier ko rek. rapport bi dafay yàqu. mais projet bi daf ma intéressé parce que projet processus la.
ci niñ koy tënkee ci niñ koy kii mais buñ nee la 64 daara la ñuy def yow xamuloo mode de financement bi xamuloo bénéficiaires yi xamuloo processus bi ni ñu nasee mbir mi ba parce que tey jii Sénégal nga bëgg ko nga bañ ko ci wàllu alxuraan dañu am ay foyers religieux traditionnels yoo xamante ni ci alxuraan am na ci foo xamante ils ont eu des rapports très difficiles avec les colons déjà am na ñu bëri ñoo am alxuraan rek moo tax ñu rey leen am na ci école yoo xam dañ leen doon lakk yaa ngi dégg donc projet bi ñu ci bari dañ ci am ay réticences projet bi amoon na ay lenteur yoo xamante ni ci niñ ko doon nase am na problème yu bari yoo xamante ni amoon na ko ci leneen li nga xamante ni aussi moo ma ci intéressé mooy il faut que ñu d'accord ci termes yi c'est-à-dire ndax modernisation ngay def ak lan mooy modernisation wala ndax da ngay ñëw di réhabiliter existant boo xamante ni am na ba pare waaw d'abord il faut que ñu d'accord ci termes yi pour man c'est extrêmement important mais lii honnêtement pour man benn goutte d'eau la rek ci benn océan ci benn kii boo xamante ni boo gisee Sénégal cartographie bi tey buñ doon ko def ci wàllu daara ci wàllu jàng ak jàngale te koo ci dàq koo ci fekk rek boo ko dàqee mu dellu ci benn foyer traditionnel bu central ñu xam ñëpp kenn ku ci nekk fi mu ne ni Tidiane da ngay boo demee jël Tivaouane dafa am daara yoo xamante ay ramification Tivaouane lañ nga jël Touba kazalika nga dem jël ñi nga xamante ni ñoo bokk ci taal yi sa waa kër ñoom tamit kazalika nga jël yeneen foyer yëpp dañu am ay ramifications yoo xamante ni daf ci am donc est-ce que ce projet bi ñu koy réfléchir def nañ ko en parfaite intelligence ak kilifa diine yooyu am ci seen aval ñu def ci seen i input d'accord ci ak ñoom parce que fii tamit suñu kilifa yi ni ñuy waxee souvent bu dee da ngaa nas sa yëf ba pare indi ko dañ naan la waaw rek dem toog jàpp seen jàmbur te xam ni tout ce qui se fait sans toi se fait contre toi. léegi gis na cartographie bi nga wax nii li nga wax lu wër péng la maanaam dafa mel ne benn toq ndox bu ñu sànni ci géej gi parce que bi ma dégg léegi mu wax 64 daara te boo demee fi ñu toll Dakar 2042 daara ñu ngi fi ci recensement yi nga xam ne ñoom suñu Abdou Aziz Madial seen ONG bi def nañ ko. kooku c'est un vrai problème. xam nga moo andi sëñ bi. est-ce que Dakar nga ni 2000 ñaata. 2042 daara. mën naa leeral rek li waral logique boobu. boo demee te loolu 4 départements yi la. muy Dakar. Guédiawaye Pikine ak région waaw yaa ngi dégg bu dee Touba. nga xam ne damay wax Dakar Touba rek lañ jël. waaw Touba commune Touba ñaata. 1542. daara 1542. ñu may Pape Djibril mu yeggal. léegi moo tax ma ne. bu fekkee ne dañu war a li sëriñ bi wax sànq dafa am. y a une rupture d'égalité boo xamante ni ci wàllu traitement bi dafa am. depuis 1960. wala bien avant les conditions yi ñu daan joxee autorisation pour nga tijji daara. am na si ñoo xamante ni dañu nekkoon ci bu fekkee mën nañ ko wax ci clandestinité ci résistance. ñoom dañ daan def daara par force. ñii ñu lakk seeni école ñii ñu rey leen ñii ñu wut ay yeneen pexe ne lii du fi amee donc. am na si ñoo xamante ni pour ñu am autorisation c'était la croix et la bannière pour ñu am ko ci colon bi ñu ñëwee aussi en 1960 yow mënoo tey jii ñëw fekk école boo xamante ni ba muy tijji yow laajoo ko agrément wutuloo ko benn condition éligibilité na war na éligible ba fin processus ñu ne léegi am na lu fa xew justice ñëw bu doon am na contrôle au départ en amont dañ naan kii ndax daara bi respecté na ay normes yoo xamante ni war na abriter ay nit wala déet leneen li mooy internat yi nga xamante ni ñoo fi am de façon classique yi nga xam organisé nañ leen mais sëriñ bi foofu tëdd bi dafay jàppandi lool lekk bi jàppandi lool lépp jàppandi ba nga xamante mais tey jii xoolal ba ci gis nga Mali bi ñuy seen fusillade yi fi mujjee am noonu dëkk bi lakkoon noonu mais da ngay gis ne souvent moo dal ba ci fii ñu jàppee sëñ Khadim Diagne mi soo ñëwee mais tu trouves li ngay njëkk a constater c'est l'absence de l'État totalement c'est-à-dire que yow mënuloo fa nekkuloo fa joxe woo agrément joxe woo dara tey am na ci loo xamante ni man je suis d'accord aujourd'hui que y a des pratiques qui doivent évoluer avec le temps kooku kenn mënu ko discuter mais la solution pour man elle doit venir de l'interne mais ñoo xamante ni bala ñuy wax ci daara rek benn problème am ñu def ko sujet alors que yow comprendre mécanisme yi comprendre dara finalement tu penses que tu règles un problème alors que da nga ciy yokk problème alors Papis waaw c'est que man Mbodj
sama nijaay sama yaay Mbodj la sant man dama leen di yërëm quand j'entends les gens parler de modernisation des daara mais balaa ngay moderniser dara mais da ngay organiser ba pare mais nooy moderniser loo xam ne c'est pas organisé c'est même incohérent donc problème d'approche dafa am déjà ci affaire bi mu ngi koy wax léegi coin bu nekk ak sensibilité am jàngalekat bu nekk ak influence coranique bu mu am ak issue wala identité bu mu am religion dafa bëri ay paramètres yu nekk ci biir yoo xamante dañ ko war a intégrer moo tax gis nga ma fameuse préoccupation là est-ce que ñun dañoo war a développer comme ni tubaab bi développer wala dañoo war a jël ci ñoom li baax jël ci ñun li ñu bëgg mixer ko avancer ou pas c'est une question majeure xam nga moo tax dama déglu quand il y a eu l'histoire dama tiqué parce que des enfants enchaînés da ngay tiit après 2 jours après nga dégg réaction